mbokk Samagal TV mbokk internet yi dañu leen nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen wax ni ñu ngi seen émission Cap sur Tabaski tey nag ñu ngi fii ci point de vente Mousson wala moo sax foire laa ko mën tuddee parce que tey ñoom dafa am lu ñu bëgg a wane muy waa Alxuraysh grand Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu waa Samagal TV yëpp di nuyu internet yi leen di seetaan di nuyu Sénégal yëpp di ñaan yàlla mu barkeel li ngeen di liggéey waaw ñu ngi leen di fay di leen dalal fii ci foire Alxuraysh 2021 ni nga ko waxee moo noonu la amee waaw foire lañ ko gën a mën a méngaleel ñun ñoo ko tuddee foire parce que effectivement dafa am lu ñuy wane waaw mais xam naa ne waxtaan wi dañ ci yóbbu incha allah. ngeen am la leen bëgg a wane ma ñëw fekk fi xeetu xar yoo xam ne xaw nañoo uteeg suñuy xar lan mooy ambition bi. waaw ambition bi c'est très simple c'est que de tout le temps avant ñuy doon éleveur de mouton laadum dañu daan yafal xar quand je fais la différence entre yar et yafal parce que effectivement la ñu doon def yafal lañ ko mënoon tuddee parce que but bi tabaski moo ko taxoon a jóg. dañ daan am benn xar ci biir kër gi am dans un coin de la maison fu ñu koy dugal di ko jox desitu ñam yeeg yooyu nga xam ne bu tabaski jotee dafay fekk mu toll ni mu war a toll ñu tabaskee ko bu tabaski weesoo ñu fexe am ci beneen bari na kër yu doon doxalee noonu ba tey sax am na ñu koy doxalee ba yàlla dogal nag ñu dugg ci laadu mi mais taxul ñu fàttali ndax lii dafa bokk ci ñun ñu nag gëstu xool ni Sénégal di dundee xam ne xëy na yàlla dogal na mën naa am jéego buñ ci mën a dox parce que seetlu nañu ne yàpp mi ngi continuer di cher Sénégal ba ñu gëstoo nag les chiffres nous ont montré que ñun sénégalais dañu war a góorgóorlu ci wàllu production de viande aussi bien pour la tabaski que pour la consommation journalière ñun ñëpp nangu nañu ne xam nañu ne bu tabaski jotee dañuy ubbi frontières yi xar yi di jóge ci yeneen i réew suñ ko defulee besoin wu yi ñu am ci tabaski duñ ko mën a satisfaire ñëpp xam nañ loolu. beneen bi ci topp production journalière gëstu bi wan nañu ne tamit ne ñun li ñuy produire méngoowul ak li dëkk bi soxla ñu continuer gëstu ba xam ne études yi li ñu montré mooy sénégalais bu ne en moyenne fukki kilo ak juróom ak liibar lay lekk ci at mi ci yàpp. at mu ne moyenne la nag. moyenne la parce que xam naa ne suñu mbokk kunte yi boo sàgganee dinañ lekk lu ëpp 30 kilos par an waaye ci biir loolu dina am keneen koo xam ne xëy na 2 wala 3 yi du ko romb mais moyenne bi daal 15,5 la de kilos par personne et par an alors que la moyenne mondiale est de 28. ci yoon ñaar fukki kilo ak juróom-ñett la nit war a lekk kon ñun on est sous-alimenté en viande ñun li ñuy lekk ci yàpp dafa doyul ñun en tant que sénégalais doyul ci ñàkk doy boobu mënuñu ko produire lu doy waar la non seulement mënuñu produire li ñu soxla ci yàpp ci xaru tabaski mais mënuñu produire lu doy ci li ñu war a consommer par année. La preuve il y a 2000 têtes yoo xam ne bitim réew ci pays limitrophes yi lay jóge chaque semaine pour ñu mën a jéem a réussir à combler le besoin que nous avons 2000 kilos 2000 têtes par semaine yamul ci loolu à part 2000 têtes yooyu par semaine ñi ngi importer 8000 tonnes de viande par an yoo xam ne ci yeneen i réew ci beneen océan sax la enfin je veux dire continent sax lay jóge parce que ça vient de l'Amérique latine ça vient ici en boîte lay doon en carton 8000 tonnes par an c'est énorme et malgré loolu yëpp on mange pas suffisamment de viande lu doy waar laa lay expliquer kon ça veut dire que ñun liggéey bi ñu war pour arriver à jege autosuffisance en viande bi liggéey bu yàgg te metti lay doon léegi nag ñun on n'a aucune prétention de vouloir résoudre le problème à nous tout seuls aucune prétention sañu ñu ko sax xalaat
mais daal sañ nañu en tant que sénégalais jàngee Sénégal juddoo Sénégal màggee Sénégal jàngee Sénégal Sénégal def ñu li ñu doon tey parce que école publique lañ jàngee Sénégal am lu mu def ci ñun ba xëy na tey suñu toogee mu néew mu bari intelligence bu ndaw mu néew mu bari ñu mën ko war a gëstu ci ay mbir delloowaat ko Sénégal bi ko def ci ñun moo waral ñu toog réfléchir xool ci yan anam la ñu mën a doxee ñun en tant que éleveur bi ñuy woowee nonobstant le fait que ñun am nañ beneen liggéey quand même boo xam ne ñu ngi koy liggéey mais par passion moo ñu dugal ci élevage mais par devoir en tant que éleveur ñu jàpp ne war nañu xuus ci métisser suñu xar yi ak yeneen xar yoo xam ne mën nañ ñoo jàppale ci production de viande. lu ko waral lu simple la suñu xar yi baax nañu lool suñu race yi mais balaa ñuy am 30 kilos des fois dafay yàgg ci xeetu race yi ñu yor race ndaama beeg tulaabeer beeg ba ci laadum bi pour ñu am 30 kilos tem des fois ñu dem ba 6 7 8 ba 10 mois pour yenn race yi alors que xeetu xar yi nga xam ne gëstu nañ leen lu demee ni Dorpeur bi jógee Afrique du Sud lu mel ni Île-de-France bi jógee Europe lu mel ni Suffolk bi nga xam ne am na ñaari xeet ni ma la ko expliqué sànq ñaari xeetu Suffolk moo am na buy jógee États-Unis am buy jógee Angleterre ñu ngi dox ay jéego nag pour am ci biy jógee Angleterre te am nañ yaakaar ne bientôt dinañ ci jot incha allah Suffolk en plus moom mooy xar bi nga xam ne au bout de 100 jours il te produit sans problème 36 kilos. ok donc ñu jàpp ne ñooñu war nañ leen métisser ak suñu xar yi créer des moutons de chair entre guillemets ba nga xam ne bu ëllëgee dinañu liggéey li ñu war ñun en tant que éleveur ñu liggéey li nga xam ne jàpp nañu ne bu ñu bëri defee ni ñun xëy na affaire bi mun na bouger. waaw noonu daal la demee loolu moo fi indi li yëpp quoi. kon yow juróom-ñetti junni tonnes yooyu di dugg ci Sénégal boo sañoon mu wàññeeku wala mu deñ. waaw man de su ma ci amoon ndogal dinañu fexe nu ñu ko remplacer par une production locale ne serait-ce que pour la partie cell gi bu déggee ma wax cell gi mooy ñun jullit gi ñu doon à 95% yàlla dogal na am na nu suñu diine nu mu ñu sante ñu am nu ñu jëfandikoo suñu ay jur pour mu lew ñu mën koo lekk te bu ñu koy importer muy jóge ci réew yu mel noonu ab cell gi mën naa bañ a mattee niñ ko yaakaaree moo tax may waxee noonu waaw xëy na nag waxtaan wi mën nañ ko gën a yaatal ba nga xam ne sénégalais yi ku nekk dina ci maanaam autorités yi ci war a dox dinañ ci dox ba ñu góorgóorlu ba dem ci loolu waaw loolu daal lu ma ñor la. léegi mu bëgg a ñëw yow xeetu xar yi nga ni indi nga ko fi est-ce que saytu nga leen ba xam ñoom ku ci nekk méngoo nañ suñu xar yi ni ñuy dundee nañ leen sayiree kañ la ñu war a tëbu kañ la ñu war a jur yooyu est-ce que xool nga ko. waaw loolu mënul ñoo ko ñàkk a xool lépp loo xam ne dañ koy def rek dañ koy saytu jaarale ko ci yoon yu ñu ko war a jaarale yàlla dogal na nag comme ay xar lañu comme suñu yos yi yàlla moom pour simplifier les choses ñoom ñoo bokk xeet façon yooyu yëpp ñoo bokk nuñ koy defee 5 mois la ñuy ëmb comme suñu xar yi bu ñu ko ëmbee dinañ ko imbi ensuite au bout de 45 jours dinañ chaleuraat comme suñu xar yi ni ñuy def rek seen chaleur yi c'est toujours espacé de 17 jours comme suñu yos rek de la même manière adaptabilité par rapport à la température c'est une histoire d'environnement rek dafa am noo leen di créer benn environnement dinañ ci mën a dëkk l'eau bi ngay gis nii ça fait 7 mois qu'ils sont là amuñu benn problème donc je pense que dafa am lenn lu ci war rek et puis en termes de production bu ñu demee ba nga xam ne xar yi production kese moo leen fi tax a toog su boobaa seen karaw yi ngay gis ni dañ koy tondre ba mu set sang leen bañ set ñu oyof lool mën a liggéey seen liggéey sans aucune difficulté dafa am xeetu tondeuse boo xam ne moo leen di tondre rek au bout de 15-20 minutes nga tondre ko mu pare nga mën ko bàyyi mu libre def liggéeyam bi ci war sayir ni mu war a sayiree sans aucune difficulté ils sont très vivaces et très voilà très. li ma gis fii nii c'est des mâles. kaat yi ma jàkkaarloo am nga ci ay femelles.
waaw am nañu femelle en fait ce qu'on a choisi de faire c'est prendre les mâles et les saillir avec nos femelles et ça c'est déjà fait on a déjà un lot boo xam ne c'est déjà métissé avec ça. mais ñoom dañu gàtt ak sunu xar yi xaw a njool est-ce que yomb na. non du jafe du jafe tu sais xam nga la nature nature bi ni ko yàlla bindee li nga xam ne dafa war a saillir bu fekkee chaleur femelle ba chaleur waaw nu mu mën a mel dina ko saillir sans aucune difficulté. est-ce que yu ni jot a saillir am nga ci certitude que ni jàpp na. ah waaw parce que am nañ ci production am na benn femelle boo xoolee fële am na benn femelle box bi nekk fële ci ginnaaw am na benn femelle boo xam ne c'est métissé entre Ladoum ak Île-de-France. fii mâle yi ngay gis fii ñoom ñëpp c'est des demi-sang 50% seen papa la dorpeur bu gàtt boobu tëb na femelle yi sans aucune difficulté sans aucun problème. kon lan ngay def lan la ñu war a def tu appelles aux Sénégalais aux éleveurs lan ngay wax état bi pour que lii nga bëgg mu sotti. waaw éleveurs yi ñun boo gisee ñu def foire bi tey c'est pour dire que ça existe et que am na sénégalais yoo xam ne commencé nañu di métisser xar yi wane résultat yi wane fi ñu toll. Notre objectif c'est ñaax on va obliger personne c'est clair. C'est un message que nous lançons aux éleveurs ne leen ñun de suñu xalaat ñun ci mbir mi mooy ñun dugg nañ ci ñu ngi ci. ak jarga bu Grand Moulin bi sàmm leen ak xel mu dal. ñaax moo ñu tax a jóg ñaax vraiment ñaax ku ci ne ci benn mbir ñun ñu ngi ci. am na luñ ci jot a liggéey am na fu mu toll li ñuy ñaan éleveurs yi rek mooy ñi nga xam ne yàlla may na leen koomu dugg ci te am nañu envie dugg ci ñu ñaax leen rek ñu fekk si ñu ci dugg ci parce que à l'échelle individuelle clairement on ne peut rien faire mais nag quand tu me demandes lan laa war a wax état bi moom loolu. xëy na loolu émission lëmm la waaw émission lëmm la parce que je pense qu'il y a des préalables yoo xam ne mën nañ ko bàyyiloo xel état bi tey fi nga xam ne fa la ñuy waajalee jur yi ñuy dundee dafa am lu ñu fa war a liggéey je parle de Seras pour ne nommer que Seras Fora mu ngi fi tamit dafa am ay normes ak ay mbir yoo xam ne dañ ci war a góorgóorlu bu njëkk bi mu ngi nekk ci assainir ko man de su ma ci amoon dogal ni ñu jëlee yenn affaires yi délocaliser ko yóbbu ko ci àll bi noonu la ñuy fexee déjà Seras bi ñu délocaliser ko jëlee ko fi mu ne dem defar bu bees teg ko ci ay normes teg ko ci un système de contrôle boo xam ne dina tax ba yenn xeetu xar yi ñu warul a rendi di ko jëfandikoo ñu bàyyi ko di ko rendi déjà je parle des femelles parce que cheptel boo bëggee mu développer lii jur da ngay bàyyi di ko rey parce que rendi femelle ba pare bëgg cheptel bi développer du sotti donc soo ko toxalee ba defaraat ko ci ay normes de qualité yu wóor nga décréter genre benn 5 ans boo xam ne il est fondamentalement interdit d'égorger une femelle à but de consommation bien entendu ñu jéem a bàyyi loolu déjà beneen bi ci topp mooy ñu arrêter exportation de nos moutons ñu bañ a autoriser ku jënd ay femelle fii ci Sénégal di ko yóbbu lu mel ni Mauritanie wala Mali di ko fa rendi parce que loolu aussi ça existe il faut pas se raconter d'histoire loolu tamit suñ ci góorgóorloo yooyu ay préalable la mais état daal na xam ne sénégalais yi ñu ngi fi am volonté am compétence am énergie wu investir ci lu mel ni ba créer benn chaîne de production boo xam ne dinañ jéem a résorber besoin bi ñu am Sénégal ci consommation viande je veux dire journalière mais besoin bi ñu am aussi pour fexe ba nga xam ne bu tabaski jotatee ñu bañ a jéggaani ji fenn xaru tabaski ndax tey ci tey boo jëlee Mali rek
nga tëj frontière bi rek kilo yàpp changé booy tëj frontière bi ne nag yi duggatuñu rek kilo yàpp changé léegi jógee ci 4000 bi muy waaj a yegg nii jëm 5000 bul sax sonn donc ça agit directement sur le truc beneen bi si topp mooy bu tabaski jotee boo tëjee frontières yi genn wàllu sénégalais yi duñ tabaski c'est très grave donc daal yaa ay jéego yu bëri la ñu war a def mais compétence bi am na fi ñi ko mën a liggéey am nañ fi volonté bi je pense que am na ci ñenn ñi waaw mesure d'accompagnement bi lay soxla te il faut que ñu góorgóorlu ci loolu daal laa ci mën a wax waaw j'espère que le message est clair. waaw tey lépp xaju ci capsule tabaski bi war na ci mën a waxtaan parce que li ngay wax c'est très intéressant tey xam naa ni am na yeneen fenêtre yoo war a ubbi mais li daal dañu gën a wax kon daal ba foo may tëjee ci loolu mooy importation bi yomb na wala yombul. waaw loolu nag comme j'ai tendance à le dire nous avons un partenaire boo xam ne moom moo féetewoo importation bi ñun li ñu gëm ci wàllu liggéey xam nga mooy naan mooy que chacun fasse son métier bu ñëpp focaliser woo ci seen métier liggéey bi dina gën a ñoŋ du ñu dem di ko concurrencer ci biir importation bi c'est un partenaire stratégique moom dañ koy bàyyi mu continuer di def liggéeyam ca loolu waaw ñun suñu soxlaa moom dina xam li ñuy soxla lan la mu def ca la ca war féetewoo ci importation bi bu produit yegsee ñun ñu récupérer il y a une volonté étatique justement ça me permet de le souligner ci wàllu nag c'est un projet de l'État boo xam ne tey boo ci inscrire joxe ci kayit yi ñu la laaj wane ci norme yi nga maanaam sa wane ne yow mii kat bëgg nga investir ci nag yuy jógee bitim réew ak nangam tu t'inscris dans le projet bu fay jotee nga dem fay fi nga war a fayee su nag yi jotee nga jot say nag loolu ça existe déjà. C'est une occasion justement pour nous d'encourager loolu mais loolu dafa war a am ci xar yi am ci bëy yi nga xam ne dina nekk benn point de départ pour mën a gën a ñoŋal xeetu métissage yi ñuy def parce que nag yi soo ko seetloo commencé nañ di leen métisser bu baax résultat bi mu joxee c'est satisfaisant mais dafa des bi nag mooy ñu jox ko benn élan bu gën a yaatu xam gis nga nit bu xamee li mu soxla dina xam nan lay jaar ba lijjanti ko waaw donc il faut que nit ñi gëstuwaat xam vraiment le besoin réel que les Sénégalais ont ba pare ñu dox ci ay jéego taxaw ci fi ñu ci war a taxaw pour buñ ko liggéeyee mu mën a sotti. incha allah bu ñuy tabaski bi tëjee foofu. naka la fii c'est la première fois ngeen nekk fi. waaw c'est la première fois ñu def genre foire yu mel nii et c'est aussi la première fois ñu teg ay xaru tabaski yu xëy na yu am dayo yu mel nii xëy na man yàgg naa sax def opération tabaski je me souviens que la première fois que je l'ai fait c'était en 2007 donc ça fait quand même 14 ans mais daal bu mel nii ak envergure bu mel nii ñu ngi koy doog a def on a profité de cette foire bi nga xam ne moom moo doon suñu objectif ñu jàpp ne duñu ko ñàkk raxe ak njaayum xaru tabaski parce que dafay ànd et puis xëy na dinañu aider aussi ñu wàññi tuuti frais yi parce que organiser foire lu metti la donc daal am nañ quelques sujets fii te xam naa ne ñu bëri jaar nañ ci te rafetlu nañu xëy na catégorie xar yi ñu fi indi donc ngi sant yàlla daal. mën nañ jàpp ni rendez-vous tabaski déwén dinañ fi fekk ay xar yu ñu croisé yu ñu jaay fi. incha allah am na ba pare am na fi c'est-à-dire il y a des métis à 50% dorpeurs yu nekk fii 75% dorpeurs yu nekk fii yoo xam ne dañ leen di jaay bëriwuñu naam bëriwuñ fi mais daal am nañ yaakaar ne déwén dinañ gën a bëri te je pense que dinañ dem ba moment boo xam ne ku bëgg yu mel noonu sa xel dina dem ci alxuraysi waaw yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. jërëjëf kon daal alxuraysi li ma gën a dégg man mooy da ngeen bëgg autosuffisance en viande. yàpp bi wàññeeku. waaw vraiment dañu jàpp ne en tant que sénégalais ci anam boobu suñ ci jàppee ni ñu ci waree inciter ñenn ñi ñu jàpp ci comme ñun état bi dégg suñu appel def ci ay jéego dinañu mën a jàppale pour ñu am fu ñu yegg ci atteinte de l'autosuffisance boobu du yomb nag liggéey bu metti te yàgg la laaj mais taxaw nañ pour liggéey ko def ci liñ ci mën daal
waaw. macha allah macha allah Cheikh waxtaan bi am na solo parce que élevage moom dafa nekk facteur de développement dafa bokk ci réew. sàmm ak mbay. mooy li may wax chaque jour rek. dafa nekk loo xam ne bu doxee sa réew. dafa naa li ngay utee dootul bari. kon li ma ci mën a wax. et ça je le crois profondément mooy ab dëkk su bëggee jëm kanam dafa war a fexe ba li muy lekk mu koy bay mu koy defar li muy lekk daal na jóge ci moom waaye bu waree di jëndi pour lekk waaw développement am du gaaw. waaw loolu daal laa ci mën a wax j'espère que kàddu gi dinañ ko dégg te élan bi nga xam ne lañ ci bëggoon. ak message bi ñu bëggoon lancer j'espère que dina jàll incha allah. quels sont les contacts ñi bëgg ànd ci liggéey bi bëgg laaj conseil contact ba Al Khoureychi. waaw le contact de Al Khoureychi donc y a le numéro fixe le 33 836 95 93 y a le numéro de mobile direct c'est 77 732 69 69 ñaari numéro yooyu daal ku ci woote di nga ñu jot te incha allahu xam naa ne. dinañu mën a jëflante ak yow ci anam yu rafet daal macha allah. xar yi moom ay xar yu rafet la fi prix les varié. waaw xar yi de am na prix yëpp wax dëgg yàlla am na prix yëpp vraiment on sait ñun li suñu ngëm-ngëm daal pour revenir sur l'aspect production de viande bi dafa am loo xam ne dañ ko gëm te xëy na mooy suñu sooklu liggéey mooy tey. Le Sénégalais bi nga xam ne yàlla dimbali na ko mu am moyen bu weer dee bu jotee salaire am dina doxantu ba Seras xool xar bi gën ci bi ko gënal mu yóbbu ko ñu rendil ko feesal ko dakateel ko ay morceaux ni mu ko bëggee mu def ko ci ay sachet de congélation dem congelé ji kooku yàlla dafa dogal mu mën loolu parce que xëy na dafa am moyen léegi nag Sénégalais bi amul moyen. dañu bëgg ñun taxaw ñun uutu ko ci loolu def benn production boo xam ne su ëllëgee moom su soxlaa benn kilo yàpp mu mën ko am ci anam bi ko borom xaalis bi amee. borom xaalis bi ni mu def ba dem Seras noonu mu ko yombee ba mu defar ko def ko ci ay sachet congélation mu nekk lu sell lu muy lekk dañu bëgg ki nga xam ne amul moyen wu rayal boppam xar su soxlaa benn kilo mu am ko ci anamu sell googu waaw loolu daal mooy suñu objectif donc forcément bu ñu lalee fii ay xaru tabaski il faut que mu am catégorie yëpp parce que suñu xel dafay mujjee dem ci ñëpp ci on n'a pas toutes les mêmes bourses waaw tous daal on n'a pas les mêmes bourses waaw poos yi duñu benn donc il faut que ñu bàyyi ko xel te ñun bàyyi nañu xel loolu. mbokk sama gaal mbokk internet yi mbokk Sénégal sax laay wax dafa naa ni liñ fi jëlee tey c'est très intéressant parce que tamit tabaski buñ ko waxee waru ñoo xalaat rek bis la jot ñu rendi suñu xel dem mais war nañoo bàyyi xel ci tabaski bëri di ñëw problème yi am pour tabaski bi nan lañ koy réglé ba nañ ko am ci tabaski bëri di ñëw te defe naa ni Al Khoureychi mi ngi ci loolu kon grand ñu ngi lay bàyyi di ñaan yàlla beneen jotaay boo xam nañ ko defee ci bergerie ba nga wan ñu leneen ci fi nga jëm parce que li ngay def nii ça veut dire que yow da nga am beneen vision boo xam ni dafay concerner tous les Sénégalais le Sénégalais la am daa xale ki am ak ki amul te loolu tant que yaa ngi liggéey di bàyyi xel ci am ak ki amul rek dafa naa ni di nga jëm kanam quoi kon ñu ngi lay nuyu di la gërëm di wax ni merci ñu kontaan nañ ci dalal bi kontaan nañ ci dalal bi. merci beaucoup yal na yàlla sàmmante barkeel te li ngeen di def nii am na solo lool ndax dem di fekki nit ko fa mu toog di jéem a taataan li nga xam ne moom la xalaat jëmale ko ci askan wi jël ko séddale ko askan wi loolu lu rëy a rëy la waaw mission bu noble la ñu ngi leen ci encouragé di ñaan yàlla mu barkeel li ngeen di def te sàmm leen barke Seydina Muhammad jërëjëf. ak jarga bu Grand Moulin bi sàmm leen ak xel mu dal.